imaam yi nag ak ulema yi rawatina ki leen jiite organisation des imams et oulémas du Sénégal Moustapha El Hadj Moustapha Guèye dafa fekk wax ji dafa mel nu ay nitu diine yi ñoo ko porté maanaam ñoo yor wax ji mu nekk dam wax joo xam dañ ko yëkkati ci jamono élection bi ñu demee ba ñu ne élection bi def na weer dañu gën ñu yëkkati benn projet de loi bu ñu ne dañ ko yëkkati ngir def li ñuy wax criminalisation de l'homosexualité maanaam mbirum góor jigéen ñi di ko tuddee borom ñaari tur yi mu am ay député yu jógoon indi loi boo xam ne fekkoon na fi yoon boo xam ne depuis 1965 ci jamono président Senghor loolu dañ ko daan ci suñu réew ci suñu code pénal ñu daan ko ku ñu ci jàpp ngay dox ci lu mel noonu yoon dal sa kaw tëj nañ fi ay nit ba tàyyi ci réew mi ci mbir yooyu la loi boobu nag ñu def depuis 1965 ba 1966 ba tey may wax ji loi boobu kenn soppiwu ko amoon na jamono ci bitim réew ak ci biir réew mi amoon na ñu doon yëngu ngir ñu dindi loi boobu ndax ci àdduna bi bari na tey réew yoo xam ne dañuy dox pour ñu dindi pénalisation de l'homosexualité la ma ci jot a wax ci Sénégal wax ko ci bitim réew wax ko ci kanamu àdduna bi yëpp wax ko ci kanamu président Obama fii ci palais bi wax ko ci kanamu premier ministre bu Canada Justin Trudeau wax ko ci kanamu Union européenne man ne leen fii ak maa ngi nekk président du Sénégal suñu loi boobu kenn du ko laal loolu kay mënuma ko passé fii ak ma yàlla nga may bàyyi ci bopp réew mi loi boobu xalaatul ñu koy yëkkati kon mbir moomu waratuñ ko yëkkati kon dama xamatul ci mbir moomu lan moo war a taxati ñu xëy rek bés élection jib ñu yëkkati ne waa nguur gi ñoom ñoo bëgg a dindi loi bi wala boog bañ nañoo criminaliser nag mooy loi bi dañ koy def ci daan yi gën a metti mel ni ko rey nit loolu mooy criminalisation ba mu demee assemblée nationale assemblée xool ne loi bi ngeen di wax dëggam mu ngi ci suñu loi ñu dindi wuñ ko ñu ngi daan ba léegi képp koy doxalee noonu état bi nga xam ne ki ko jiite lam ci wax leer na du waxu biir néeg ci biti la ko wax mu ne fang kon gisuñu lu war a taxaat ñuy tegaat loi bu bees ci wàllu woowu bu yemoon ci wàllu politique man du ma metti waaye su ma gisee nag ñu dugal ci ay imam walla ay nitu diine dem di leen wax di leen won di sos ak di teg tuuma nguur gi dañuy jël ay xutba ci ajjuma ci jumaa yi di ci wax di accuser assemblée nationale di accuser institution de la république loolu day daal di ëpp te dama jàpp ne diine bu mu mënti doon rawatina ci diine l'islam ak diine chrétienne waroo tuuma ci loo xam ne amoo ci benn firnde kenn mënul wax ci Sénégal ne gis nañu suñu nguur mu ngi dox lu toll nu tarfatal ay ni ci naan dafay soppi loi boobu kon kay mënuñu comprendre nag ñu bëgg a def loolu sujet fitna di ci woote manifestation te yàlla dafa rëbb fitna te fitna day nelaw waruñ ko yee waruñu nag te it am na loo xam ne gënul ñu fay yegg nguur gi daal fas yéenewul ci suñuy jikko suñu diine teggi lenn ci loi bi fi nekk te dafa daan mbirum borom ñaari tur yi di góor jigéen ko kay débat boobu waratul am ci Sénégal jamono yële ñu génn woon ay association religieuse man na leen damay dégg ngeen di wax criminalisation te xam ngeen ne loi bi pénalisation mu ngi fi ba pare te xam ngeen ne fas yéene wuñ ko dindi lu waral loolu am ci ñenn ñu ne ma boo gisee ñu wax loolu rek comme dafa am ñu naan nañu dindi pénalisation bi ñu ne bu ñu waxee criminalisation su ko defee ñu taxaw fi ñu taxaw ma ne leen loolu wax ko ak bañ ci wax yëpp fi ñu taxaw moom duñ ko mos a jéggi bu ñu fexee nag ba président Sénégal bu fi yàlla teg nga wax ji ma wax ci kanamu askan bi kon loi bi kenn du ko fi mos a dindi waaye nag waruñ ko dugal ci ay xutba ajjuma wax dëgg yàlla ci li ma xam bu fekkoon dafa am su boobaa mën naa ko dégg waaye créer mbir rek fu kenn xamul fu mu jóge bàyyi ba élection jot nga dugal ko pour campagne ci ni ñu ko defee woon 2016 ba ñuy def référendum def nañ fi tuuru Sénégal ne référendum bi bu jàllee kon dañuy dindi loi boobu loolu lañ fi waxoon ci kanamu askan wi yëpp tey mooy juróom benn laat kenn mos na fi dégg ñuy wax lu mel noonu loolu daal
imaam laa bëggoon d'abord leeral ko suñu mbokk Sénégal que man mi di président de la République Macky Sall fas yéenewuma ci àdduna di delloo ginnaaw Sénégal ci ay jikko yuy jikko l'islam wala jikko diine yu méngoo ak suñu nekkin loolu mënul nekk te nguur jaraluma ko dara jaraluma ko waaye mënuma nangu tam ñuy teg si ñun tuuma boo xam ne teguwul si lenn lu dul ay politique bu doon kujjee politique bi rek la awma si problème loolu mën naa ko doxee ndax maa ngi sant yàlla itam bu baax nag te nag yàlla mooy joxe nguur keneen joxewu ko bu koy jarale nag si nit ñi Sénégal nag maa ngi leen di sant d'abord ci élection yi ñu génn élection yu rafet si niñ ko organiser élection yu rafet si niñ ko doxalee peuple bi yëpp jóg na woote ji ci jàmm ak salaam ñu xëy ba ñu joxe résultat yi itam ku ne xam na la nga am ndax Sénégal dañu dépassé fu ñuy sàccee ay élection ñun ñi ci gouvernement bi la nga xam ne gañewuñ ko déggu leen ñuy contester loolu opposition bi tam la ñu gañe félicité nañ leen si ndax loolu mooy politique mooy démocratie man nag dama ne maa ngi santaat bu baax ndax majorité bi ma bàyyi fii ci bopp réew mi dafa changé gul ba tey te bu fekkee Sénégal si ñeent fukki département ak juróom-benn waxtu wi may wax ak yéen résultat provisoire yi jox nañu fanweer ak juróom-benn ba fanweer ak juróom-ñaar ñeent fukk ak juróom-benn loolu c'est plus de 80%. kon kay li ma gañewul mooy li ma amuloon Ndakaaru man gañewu ma ko mosuma ko gañe ci wàllu mairie ba ma fi nekkee président bi te Ziguinchor mosuma ko gañe Abdoulaye Baldé moo fa newoon Thiès Idrissa Seck moo fa newoon Mbacké mosuma ko gañe waa PDS ñoo fa newoon kon loolu bu teyee ñu confirmé waat loolu gañewu ma ko loolu amul dara lu muy yàq si suñu liggéey laa bëgg a xamante réew mi may sant nag ñëpp ak ku nekk fa nga mënti woote loolu mooy démocratie te loolu la ñu nawee Sénégal ndax bés boobu ñuy woote ñun ci yeneen réew yi ñu wër gis nañ jafe-jafe ya fa am kon nañu fonk suñu réew fonk su jàmm ji ci réew mi te ñu bàyyi tuuma ci loo xam ne teguwul ci dëgg yàlla bëggul kuy tooñ rawatina nag bu fekkee kuy mbubboo diine la loolu c'est très grave mënoo ne da ngay mbubboo diine taxaw si minbaru aljuma di accuser état si loo xam ne defu ko xalaatu ko lépp ñu teg ko ci waxuma ne imaam yi dañuy politique de mais ñàkkul mu am ñu si induire maanaam nax leen ci mbir moomu la damay wax ci kanamu Sénégal loolu xalaatu ko te sax tubaab yeeg réew yi ñuy seqal yëpp xam nañ ko tellement ci Sénégal wax jooju kenn waxatu ko Sénégal kenn ñemetu ko wax ju jëm ci na ngeen changer seen loi boobu kon kay bu waa réew mi itam yëkkatiwaat sujet boobu di ko def problème ci biir réew mi ba di ci bëgg a andi fitna dañuy marché dañuy organiser dañuy def li dañuy def la rafetul te ñaawlu naa ko trop loolu nag bëggoon leen ko yeggee ndax yéen a nekk ak ñiy jiite imaam yi ak ulema yi danaa yónnee ci kër diine yi itam kilifa diine yi ginnaaw ma leen sant nuyu leen ziyaara leen pour wax leen position état bi ndax ñoom it yàlla moo leen jox njaboot gi ñu xamal leen ñun lii suñu taxawaay ci taxawaay boobu duñ ci mës a dellu ginnaaw waaye duñ mën a nangu tam nag ay tuuma yoo xam ne teguwul ci lenn lu dul ay caaxaan ak ay tuuma yoo xam ne dëgg yàlla mënuñ ko nangu loolu daal imaam ngeen baal ma nag bëggoon naa ko wax ci seen kanam waaye surtout wax ji nag Sénégal yëpp laa ko jagleel di baalu àq ñëpp nag bu fekkee wax ji tam ñagas na waaye du loolu moo ko yëkkati waaye daal bëggoon naa leeral mbir moomu le Sénégal yëpp xam ne sujet la boo xam ne amul nekkul ci actualité ndax ñun fas yéene wuñu soppi loi bi fi nekk di daan mbir moomu ndax loolu mooy suñu aada mooy suñu diine mooy suñu nekkin loolu ñun duñ ko dindi mukk ci àdduna kon maa ngi sant di gërëm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam imam jërëjëf monsieur le président kontaan nañ trop ci dégg loolu confirmation la te lépp loo xam ne tëral nañ ko ci dëkk bi ci réew mi muy defar bu egsee ci imaam yi ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo koy véhiculer ba mu gën a tas élection yi balaa mooy ñëw
def nañ ay conférence de presse yu bare bare bind nañ ci journaux yi pour que calmer nit ñi mu am ci jàmm yàlla moo ñu dimbali itam am na ci jàmm ku gañe ku gañe nga xam ne yow lañ gañe te gannaaw élection itam amul benn problème wala benn yëngu-yëngu loolu bokk na ci liñ doon ñaan ak liñ doon taxawee yow nag lañ ci wax ci problème mu góor jigéen yooyu jooju wax kenn mënatu cee wax lenn kenn mënatu cee teg lenn lu ndax dara da caa manqué wut te it ni nga ko waxee ci biir réew mi noonu la ko bitim réew déggee ñu mag ñi itam noonu lañ ko déggee day problème nag bu doy waar ndax buñ ko bëggee def mu nekk ak crime ba assemblée jot ci ñoom it dañoo gaawtu waruñoon ci jot ci gaaw rek di ko watee dañ waroon a xaar waxtaan ak yow waxtaan ak ñun waxtaan ak peuple bi balaa ñu koy wate di ko yóbbu fenn ndax it lu àddina yàgg loolu mënuñ ko fee dindi ndax ma ngi amoon ci jamonoy yonteel Ibrahima nga xam ne moo doon rakkam moo jur Lóot léegi ñu tàmbali mbir moomu mu xatal ko mu ber Lóot yóbbu ko ca Sadóom juróom benn dëkk yu mag dëkkal ko fa ñuy def yu bon yooye la waaye la ca alquran wax ak la ci téere yëpp wax ak diine yëpp ñoo d'accord ci condamné loolu ne warul am kon nag toog ba di ko def loi di permettre nit ñi kum neex nga def ko te kenn du ci mën dara wala ku ko def ku la ŋàññi nga mën ko yóbbu ci yoon loolu jaaduwut yàq rek la kon nag ñun du ñu def lu mooy di la féliciter ci sa taxawaay ci loola ci turu nag imam yëpp nag ak diine l'islam ak diine chrétien yi ndax ñun ak chrétien yi nii leen mel lépp lu ñuy def dañuy woote ñoom ñu toog nu waxtaan ba juboo ci kon nag te ñoom itam dañuy condamné loolu du loo xam ne daal waree su ko def loi di rafetlu tamit woo bi nga nu woo tey fii macha allah rawatina ci débat bi nga xam ne yaa ngi koy waxtaan ak ñun muy wàllu borom ñaari tur yi daanaka liñ ciy wax du bëri li imaam wax rek parce que mooy sunu kilifa coow li bëri na te li ci diine wax ñëpp xam nañ ko lu mu condamné la te man je crois que comme noo ngi ci république la ñuy dund am njiitu réew boobu kàddoom bu ko yëkkatee day laawaale ñëpp peuple bi yëpp te gis nañu sa taxawaay aussi boo xam ni wax dëgg yàlla ci tribune boo xam ne àdduna yëpp di la seetaan l'opinion nationale et internationale nga am audace taxaw ni leen tant que yaa ngi ci Sénégal di ko jiite loolu du fi mës a am loolu courage rek mooy tax nit ki toog ci tribune bu officielle sur le plan international défendre position boobu te loolu ñëpp gis nañ ko je crois que kàddu googu nga wax dafa engagé Sénégal yëpp kon loolu rek mënoon nañ ci taxaw ñaareel ba sunu article 319 bi nga wax léegi rappelé que ci 1965 dafa pénaliser lépp loo xam ni acte contre nature la te yooyu ca la bokk kon je crois que yooyu yëpp rek wax dëgg yàlla doy na sëkk ci nu mën ko doyloo ba yem foofu ba nga xam ni fitna du am d'ailleurs bi mbir mi amee tasaaroo wax dëgg yàlla ñun en tant que religieux condamné nanu acte contre nature condamné nanu homosexualité mais ci sunu intervention ku ko déglu lépp intégralement wax nañu ni position Sénégal dafa leer ndax mooy li chef d'État wax te mooy tànk mi ngi ci réew mi loolu moom kenn du ko mos a dépénaliser adduna bi dafa toll foo xam ne tey jàmm la ñu soxla fitna tey kenn soxlawu ko parce que tey jafe-jafe yi nit ñi nekkee tey je crois que ku ci nekk tey la ngay xalaat mooy lu
soqali sa réew jëmale ko kanam lu soqali sa askan jëmale ko kanam que nekk ci yoo xam ne wax dëgg yàlla xëy na du ñu mën a jural benn njëriñ jërëjëf. waaw président ñu ngi lay nuyu rek di doyloo wax ji nga xam ne moom la suñu président wax di vraiment rafetlu itam concertation bii nga ñu woo pour ñu wax ci mbir mi noonu liñ ci gis rek mooy li nga ci waxoon wax ju dëgër la te daf ci doy benn observation rek la ñu def boo xam ne bu ñu sañoon mën naa demee neneen nu dul noonu muy député yi bi loi bi ñëwee dañ ko war a teg ba élection yi passé gis nañ observation boobule parce que état bu ñu la joxee dossier bu mel noonu la am ay échéances yuy jub si mënoon nañu xaar rek ba mu passé ñu door cee wax seen position noonu gis nañ observation boobu su ko defee coow li doon na mën a bañ a jóg parce que dafa am loo xam ne dañ ne ñii raas déem ak ñi xam lan bokkuñu parce que dañ ciy profité ci loolu dugg ci pour yàq te loolu la ñu gis dañ ci profité pour yàq état moom réew moom étudier loi am na yenn proposition yi bu ñëwee buñ ci gaawtu dañ ci def ndànk ndax am na lu ne ci kanam mën na am galgal moo tax ñu dugal ko bu ñu xaaroon ba mu paase ba yëpp paase ñu door ci wax bu boobu mën naa bañ a am impact waaye xam nga bu ñu ci waxee religieux yi daal di dugg rek day daal di doy waar réew nag ak loolu moo ànd waaye nun daal rafetlu nañu taxawaay bi nga ci taxaw te it li nga wax dafa frank layu tant que maa ngi jiite réew mii lii du fi am loolu wax dëgg si yàlla wax ju frank layu la te waa bitim réew dégg nañ ko ñëpp dégg nañ ci incha allahu taala comme ni ko président waxee nun dañuy jottali message lii nga xam ne moom lañ jëlee fii comme ñoo yor imaam yi ci 14 régions ci Sénégal ak 46 départements yi dinañ ci wax ak ñoom ñu delluwaat ci xutba yi pour jottali sa message bi nga xam ne moom la wax ba nit ñi gën ko dégg mu gën leen a leer mën na am leeraay bi moo des ci ñoom rek waaye bu imaam yëpp waxee ci xutba yi wax position bi ci état bi jël ak position bi nga ci jël mën naa am xel yi dinañu dellu si waat balaa looloo ñëw parce que nag am na yeneen échéances yoo xam ne mi ngi ñëw ci suñu kanam te ñu ci baree bari dañ koy bëgg a jëlee arme pour di ko xeexee kon dafa war information bu leer ñu mën ko dugal ci imam ñu mën ko dugal ci nit ñi ñu dégg ko parce que imam boo gis mi ngi jiite juma te mi ngi jiite ay milliers de personnes loolu daal incha allah comme ni ko imam waxee dinañ ko waxee parce que noonu ñu ngi fi ak état ak évêques yi defe naa ne bi élection yi jub ñoo ak évêques yi ñoo àndandoo def conférence bu rëy wax ci lii homosexualité comme ni ko imam waxee l'islam daf ko condamné diine yëpp dañ ko condamné booy seet même chrétianisme daf ko condamné waaye nag li nga ci wax it doy na te àddina it kenn du dem bàyyi parce que dafa am loo xam ne bu ñu ko defee dafa mel ni dañ leen di publicité te loolu jaaduwul mooy lii am nii tey am na borom xam-xam yu bare ni ñu jëlee affaire bi d'accord ñu ci ni ñu koy waxee kon daal yàlla ñu yàlla defal jàmm di la féliciter nag ci ni nga yore réew mi ak réalisation yi ak itam sa taxawaay it gis nañ ko ci franchise bi ngay waxee ak nit ñi kon daal ñu ngi gërëm di sant di ko salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi lay ñaanal yàlla li nga wax leer na lool ci kanamu ñun ñi fi toog yépp kon nag imaam yi ak ulamaaw yi Alaaji Moustapha Guèye nekk président di imaam ak ulamaaw yi ànd ak juróomi membre yi ñoo xam ne ñooy bureau exécutif bokk ci ñi nga xam ne ñooy dogal lu bari ci doxalin wi ak ci ñi nga xamee ne moom la ñuy xalaatee ni ko imaam waxee sama mbokk imaam yi wax ko histoire la bu yàgg na ci àddina waaye téerewul àddina di dox musul yàqul ñenn lu mooy ñañ ca alagoon yàlla alag leen rey leen jeexal xeet wa waaye jeexutoon ñëpp bàyyi leen àddina di dox àddina yëpp di doxee ci noonu waaye ngànk ko nii di coow di wax am na leen loo nar am leen loo nar ci te ñemee koo génnee nga ne naa am parox ndax la ma duggee ko fii loolu rekk la waaye loolu nag gannaaw nit ñi am na ñuy nopp am na ñuy xel yi ñuy déggee ku leen waxal ku wax jottali leen wax leen li xew danañ mën a dégg ñi bëgg a dégg yëpp danañu dégg ndax kon sa taxawaay bii taxawaay la bu am na solo lool nag am na solo lool ci réew mi ni muy doxee yow yàlla teg la ci kanam réew mi nga koy doxal nga am xalaat yu ma sëkk yoo xam ne yii mooy ne njëriñu réew mi rek laay doxal te lu yàq réew mi soxlu ma ko du ci aada du ci diini ji kon nag ni nga xam ne diini noonu la doon doxee balaa ngaa ñëw ci réew mi ña ko doon doxal
nga ñëw teg sa tànk ci loolu di ko doxal lu gën a rafet ca loola ñu naan la na nga def nii nga def na nga ne diine du ma ci laal dara du ma ci soppi dara dama koy doxal ñi nga xam ne noonu la doon doxee kon dañ la ciy gërëm bu baax président de la république dañ ciy gërëm bu baax di la ñaan bu baax a baax. Monsieur le président de la république ñu ngi yeesal suñu ñëw ci yow ak ñi waa cabinet bi yëpp di la sargal di la ndokkeel it ci li fi mujjee xew mooy élection yi jaar ci jàmm ndax yow da nga yéene réew mi jàmm di dox jàmm di wax jàmm di def it jàmm kenn déggu la ci ay wala nga oote ci ay mosut am kon nit ku sedd nga nit ku bugg a jàmm nga wax dëgg yàlla tuuma nag dal na ci réew mi te it ndokk yàlla bi ñu déggee ci suñu nopp nga wax ci sa gémmiñ li nga yéene ci réew mi ak li fi am ak li fi nekk li nga yéene ci réew mi mooy am na ay institution yu fi tegu yow yaay garant bi te ñu ngi koy joxal ba tey ndax dëkk justice daf ci am wàll bu rëy te justice a nga koy doxal mu ngi koy tegu loi yaa ngi fi règlement yaa ngi fi lépp ngi fi wax dëggu yàlla li nga yéene nag te ñëpp dégg ko ñun ñu dégg ko nii nga wax ko alhamdulilah rabil alamin doy nga ñu ci li nga wax doy nañu te it ñun ay porteurs de voix lañu ay régulateurs de la société lañu gis nga ko ci bi Covid bi amee bi ñu ministre de l'intérieur saisisé ne nañu tëj jàkk yi bu ñu waxtaanee suñu biir ba xam ne kat lii moo war a nekk te mooy dëgg dañu ne nañ ko def ndax imam bu tëjee jàkk rek du dem na chômage déedéet julli lañu sant ñu ngi julli suñu kër li ñu sant ñu nga ca daf ñu am lu ci bokk mooy ñuy dem ci jàkk yi di ko defee kon ba loolu amee nooñ ko waroon defee noonu lañ ko defee lii it ñëw tey di tuuma foog gor di ko dindi tuuma moom gor du ko ragal a dindi te mooy dëgg mooy nañu wax ak nit ñi xamal leen ne amul lu ci soppeeku président Macky Sall waxul ne kat nañu bàyyi lii defaat leneen lii fi nekkoon ñi ngi ko dénk muy yoon ñu ngi koy doxal te la ci yoon wax ak diine santaane ñu ngi ci kon loolu mooy doxal réew concertation bi nag lu am solo la lu baax la ñun amul lu ñuy ragal wala lu ñuy li yàlla wax rek la ñuy wax ak dëgg jeex na keroog ba ñu war a tëj jàkk yi dañ ko tëj ñëpp kenn coow li bari na wax na mais ñëpp xam nañ ne loolu moo dëkk ndax am na lu fi ganese lu ñu xamul te mën ñu te day reyee te nag nit ñu war a sàmm suñu bakken sàmm bakkenu réew mi yow yaa gën a bëgg loolu ndax yaa uti ay vaccin yaa uti ay docteur yaa uti ay masque yaa uti ay gel yaa def te yaa démontré tamit ne ni lañ ko defee ànd nga ci nañu fagaru loolu moom mënuloo ci dara lu yàlla andi la def nga ci li nga mën wax dëgg yàlla lii it jóg si suñu réew jógoon na peut-être bi ñuy def référendum fii la ñu fekkoon wax jooju duggoon na ci ay at yu ñu nëbb wala lii nit nag moo mën a lu ñutu lu amul mu décortiquer ko addi teg ko mu nekk tuuma te comme ñu ngi condamné affaire góor jigéen ci réew mi ba tey fii amul ay marche góor jigéen amul du fi am mu te nanguwuloo ko sax yow ci sa bopp te it wax nga ko kon am na yoo xam ne bu ñëwee foog ñu am li dafa am désinformation moo dafa fi nekk boo xam ne nag war nañu leeral nit ñi tamit yee leen surtout ñun léegi dafa am peut-être loo xam ne jamono moo ko andi mooy nouvelle génération yi di dundee ci numérique bi lenn lu nekk ñu tàlli ko tawwi ko defar ko wax ji bari ci trop te du ay spécialistes ñoo ci wax ay nit rek ñoo ci wax dinañu def tournée nationale comme ni ñu ko daan defee def ay xutba éclairer nit ñi ndax ñun suñu association war nañu mën 22000 imams yi ci nekk léegi sur l'ensemble du territoire national information bu ñu bëgg a joxe à la minute ñëpp dinañ ko am mais du tere tamit dinañu dem ci imam yi ci région yi comme ni ñu ko doon defee yàggul dem wax ak ñoom comme ci feebaru bi bu ñu ci Abdoulaye Diouf Sarr yee wax li mu war a wax yëpp dañuy yee nit ñi mais toujours day am des informations buy ñëw pour daaneel lii nit ñi di wax mais nit ñi bu ñu demee bu yàgg dinañu xam ñun bi ñuy def sax même affaire vaccination du ñu xaar dañu xam ne vaccination moo fi nekk nañu yee nit ñi ci vaccination bi liggéeyuñu ministère de la santé dañuy oo conférence de presse xam ne kat lii moo war a am nañ ci taxaw lii donc loolu moo fi nekk te comme lii ñëw na assemblée wax na ci gouvernement bi wax nañ ci population bi déggee nañu nañ leen leeral xamal leen li am
xamal leen li am yee leen tamit ci li am ak nu ñu koy defee ak nu muy doxee ak li nga ci wax ak li nga ci yaakaar ak li nga ci yéene yaa ñu wax ne tànk yaa ngi fi loolu du fi mos a am tànk yaa ngi fi loolu kenn du ko fi mos a daganal tànk yaa ngi fi loolu kenn du ko fi doxalee loolu doy nañu wax dëggu yàlla te dinañ ko wax nit ñi ne lii la président wax yaa ñu ko wax ñu dégg ko dinañu ko doxal dinañ ko wax nit ñi même suñu mbokk yi ci nekk dinañ leen waxtaan ak ñoom gën leen éclairer ci mbir mi ndax ñoo bokk réew mi te liñ ci war a wax nañ ko ci wax liñ ci war a def ñu def ko ci salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaw li ma ci bëggoon leeral rek tuuti Imam Ndiaye mooy wàllu procédure assemblée xam nga réew mi dafa am ay charte lii di gouvernement bi muy li ñuy wax exécutif ci président gouvernement am administration am loolu mooy exécutif assemblée mooy ñoom ñooy def loi yi bon même bu fekkee ay politique lañ waaye kuréel gi dafa am indépendance am loi yuy organiser moom ni muy liggéeyee muy loi bu ñu tuddee règlement intérieur mooy wax loi nu mu fay ñëwee ak yan yoon procédure la ñu jaar pour voter ko wala rejeter ko bi ci def mooy tribunal mooy justice ñoom ñooy àttekat yi bu fekkee ne nguur gi moo joxe loi mooy li ñuy wax projet de loi yooyu mooy jaar conseil des ministres souvent yooyu nag moo gën a bëri parce que nguur gi mooy doxal budget une fois que assemblée nationale wooteel ko ko donc moom mooy def projet de budget yi su ko defee président moo koy yónnee assemblée bu jàllee conseil des ministres su ñëwee tam bu boobaa assemblée dafa war a dajale li ñuy wax bureau bi bu dee ci président la jógee soumettre ko ñu xool nu ñu koy discuter doog ko yónnee ci commission des lois su demee commission des lois mu saytu ko doog ko yónnee nag ci plénière député yëpp toog ñu woote ko wala ñu rejeté ko loolu mooy yoon bi nga xam ne mooy bi jógee ci président ak ci gouvernement bi waaye député itam yoon may na leen ñoom ñu proposer loi mooy li xew ci bii nii parce que ay député opposition ñoo proposer loi loolu itam yoon bi li mu wax mooy su fekkee proposition de loi la bureau bi faw mu daje bu dajee ci jamono jooju bu gisee na am na proposition bu ñëw walla projet de loi faw mu ubbi ko waxtaan ci diggante waa bureau bi ndax loi bi ñu leen yebal dañ koy accepter ndax mooy recevabilité su fekkente ne yenu na maanaa jaar na fi mu war a jaar su boobaa comme ci député yi la jógee balaa ñuy continuer foog assemblée yónnee ko président de la république yëgal ko ne ci assemblée kat am na proposition de loi bu ñu def su ko defee président joxe ci xalaatam xalaat boobu nag du tax assemblée taxaw dina ne yaakaar naa ne lii kat mënees na ko wéel wala jàpp nañ ne lii xëy na dalul xel wala et cetera mais loolu avis la rek du tere nag buñ jotee avis boobule te avis bi tam président si fukki fan la ko war a def bu passé fukki fan assemblée day tàmbali continuer liggéeyam kon bu assemblée noppi woon sax ne nañ xaar élection yi ñi yàq dinañ ne gis nga yónnee nañ loi ñu ngi ko teg si suuf fas yéene wuñ ko organiser nangam xam nga ki nga xam ne moom daf lay tuumaal moom mënoo mucc boo étudier ñu ne musiba waaw rejeté na ko boo étudier wul ñu ne mu nga yóbbu nañ loi ba ñu taxaw si dëgg si seen tànk donc mais ci wàllu yoon assemblée waroon na xool li muy def te la mu wax te wax dëgg yàlla Moustapha Niasse quand même kilifa la mag la war na ba làq juróom fukki at topp jàpp naa ne amatool dara lu la jaral ci àdduna ngay def la dul noonu te gëm naa ne jullit la waaw kon gëwuma ne ci ay caaxaan la nekk fi mu toll tey ci àddunaam fi mu toll ci réew mi di deuxième personnalité de l'État ak ñamu bokkal bureau ba y compris waa opposition donc su bureau bi waxtaanee ba pare chaque jour dañuy def proposition nañ daane gouvernement mais foofu lay yem su fekkee ne majorité bi rejeté na ko loi boobu foofu lay yem parce que loolu la loi wax loolu la constitution bi wax ak li ñu loi bi ñu tuddee règlement intérieur bu assemblée nationale waaye li ma bëgg a waxaat ndax wax ji dama fas yéene ñu génne ko mu law parce que du waxu biir nekk ñëpp mu leer li ma bëgg a waxaat mooy mbir moomu dafa nekkul à l'ordre du jour ci suñu réew mënuñu nangu Sénégal gi ñu naan dañuy soppi suñu yoon bi nga xam ne même bi président Senghor nekkee ci bopp réew mi te ci wàllu diine mu nekkoon catholique
mu defar loi boobu du man mi maa koy dindi wala loolu mënul nekk donc nekk nag di wax ci loo xam ne amul benn actualité loolu itam dafa doy waar waxuñ ne dinañ def loi waxuñ ne dinañu jaar ci suuf wala def leneen waxuñ ne Sénégal signé na bitim réew nee naa tubaab yi seen bopp bu fekkee alal moo tax ngeen nañu dindi suñu loi góor jigéen denc leen seen alal xanaa ku wax loolu kay ci Union européenne wax ko ñëpp bu dee alal moo tax ngeen foog ne dinañ changer suñu léew téye leen seen alal parce que ñun li ñu yor ñu mu ngi ñu yor ba tey waaw alal duñu mos a tax mukk ñuy changer suñu loi ndax ay jikko wala di ko def ngir mun a def keneen lu ko neex loolu kon suñuy partenaire seen bopp bu ñu ko nangoo wax ji jeex wax Sénégal nag waratuñu nekk fii guddeeg bëccëg di yëkkati loo xam ne wax dëgg yàlla amul maanaam donc loolu mooy wax ji ñu bëgg nag ñu leeral ko ñi ñu ko war a leeral su ko defee nag ku ne bu xamee nag la mu xam mu des nag ki nga xam ne moom dafa ne moom gisul naaj bi kooku moom mën a loo ko dara parce que président man mënuma wax lu passé li ma wax mënuma jëf lu passé li ñu def mënuma am tam li yonent yàlla amul suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam dañ ko mënul am unanimité yàlla bi sàkk nit ñi tax amu ko am na ñu ko weddi ne yàlla amul kon man mënuma wax ne kenn du ànd ak man wala ñëpp faw ñëpp ànd ak man amul sens donc jéemuñu am aussi ñëpp loolu taxul ñuy wax waaye ñi war a xam daal nañu xam ñu bañ a abuser kenn bañ a manipuler kenn ba mu réer ci loo xam ne dañuy engagé nit parce que dañuy wuti doole ñi yor diine yi parce que xam nañ ne bu dee politique rek la loolu xëy na dina metti ñu soppi doxalin yi fi am waaye nag nañu war a ndomb nag jaar si diine ji duggee foofu loolu ñu yor diine ji si boppam ñoo warul nangu loolu parce que day yee fitna baaxul nañu si yàlla musal Sénégal réewu jàmm la na fi jàmm yaatu te yàgg fi loolu rek mooy wax ci